salaamaaleykum wa rahmatullah suñu kër FM ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu suñu auditeurs yi ak suñu auditrices yi di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di ziar ñëpp di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp xanaa ñu ñëw rek ci seen émission muy ëttu néegu sëy yi comme niñ koy defee chaque dimanche fii ci suñu kër FM ànd seeg Cap Sénégal naataange tey nag ñu daal di indi beneen paquet bu bees comme niñ koy defee chaque dimanche tey nag ñu indi taux de divorce parce que ku xam Sénégal xam ne instant yi divorce yu bëri na trop divorce yaa ngi ci biir kër yi mu ngi ci tribunal bi boo demee sax yow da ngay tiit moo tax tey ñu indi lii nga xam ne mooy waxtaanu néegu sëy yi tey fii si suñu kër FM muy taux de divorce xanaa nag ànd seeg samay invité gestu rek fii si plateau bi daal di gis Mamadou Ndaw sëñ Mamadou Ndaw maa ngi lay ziar bu baax daal di gestu sama droit rek soxna Amina maa ngi koy nuyu bu baax gestuwaat daal di jàkkaarloog soxna Maymuna maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax tey nag lii mooy seen waxtaan fii si suñu kër FM ànd seeg Cap Sénégal naataange fii si studio bi mooy divorce xanaa ma bàyyi rek sëñ Mamadou Ndaw daal di dugg joxe nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa sunu kër FM en collaboration avec Cap Sénégal Natangué dirigé par le président Abdoulaye Fall que je salue de passage di ko nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu suñu soxna jooja yow mi ñu invité ci plateau bi tey di nuyu aussi suma jigéen ñi ma bokkal plateau bi soxna Maymuna maa ngi lay ziyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay soxna Amina maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu aussi suñu auditeurs yi ak auditrices yi ñuy déglu ci suñu émission bi nga xam ne presque chaque dimanche lañ koy def di ci waxtaan ci lu jëm ci mbirum sëy di am kontante ak mbégte ci sujet bi nga xam ne tey jii ci lañ bëgg a waxtaan. jërëjëf sëñ Mamadou Ndaw ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di la ziar di am kontante dalal la fii si suñu kër FM xanaa ñu gestu rek daal di jàkkaarloog soxna Amina ñu ngi lay bàyyi rek nga nuyoo. salaamaaleykum joojo maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñi ma toogal ci plateau bi yëpp sëñ Mamadou Ndaw soxna Maymuna maa ngi ziar ñëpp macha allah maa ngi ziaraat ñëpp. jërëjëf soxna Amina ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di am kontante dalal la fii ci plateau suñu kër FM xanaa ma daal di gestuwaat rek daal di jàkkaarloog soxna Maymuna maa ngi lay bàyyi nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna joojo ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax di am mbégte bi rëy tey bii ñu dalalee ci sa plateau bi di nuyu waa rajo bi yëpp ñu ngi leen di nuyu waa Sud FM di leen nuyu di nuyu waa Cap Sénégal naataange ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di nuyu sëñ Mamadou Ndaw di nuyu Amina ñu ngi am mbégte bu rëy tey ci dalal ñu ngi dalal waaw macha allah. amaat kontante rek dalal sama invité yi macha allah xanaa dañuy daal di xuus rek daal di dugg ci waxtaan bi bu baax a baax. xanaa jàkkaarloog sëñ Mamadou Ndaw rek macha allah xam naa ne mi ngi defaru ndax xam naa yàqamti na question yi parce que tey nag dañuy laal yëpp parce que divorce ko xam divorce xam ne Sénégal yéeg bi nga xam ne jaaxal na ñëpp kenn xamul nag ndax sëyu xale yi la doy na waar xanaa ma laaj rek sëñ Mamadou Ndaw nan nga gisee divorce yi nu mu bëree instant bi ci Sénégal. waa soxna jooja waaw maa ngi lay remercier waat encore di kontaan rek toujours bu ñu bokkee plateau bi tey da nga indi sujet boo xam ne wax dëgg yàlla dafa toucher aussi société sénégalaise ba ñëpp di toog di ci wax muy divorce yi nga xam ne vraiment bari na trop te mu nekk lu xaw a doy waar léegi pour ñu mën a xam lan moo ko waral kii bari na fànn yi bari na trop li ko waral mais dañ ciy tiré li nga xam ne tey jii xëy na ci lañ am ci suñu am njàngat ak niñ ko gisee man ci suma expérience ak suma xalaatu bopp
dama am yaakaar ne dafa am loo xam ne dañ koo commencé bàyyi waaw muy tey li nga xam ne mooy suñu diine muy suñu lislaam ndax ci mbirum sëy diine ak lislaam moo ko tënk moo ko lal et loolu nag la nit ñu bari commencé nag léegi teggi seen tànk beneen bi mooy sëy ñaari gor ñoo ko doon séq ñaari gor muy ku góor ki ak ku jigéen ki mën nañ ñëwaat tamit sëy dafa bari woon sutura dañ ne woon tey sëy ku góor ki day muñal ku jigéen ki day muñal ku góor ki valeur yooyu nga xam ne tey moo doon baasu li tax sëy bi mën a taxaw moom la ñu bàyyi léegi nag bañ ko bàyyee lañ commencé gis les conséquences ndax l'islam dafa pare woon moom l'islam dafa pare ndax dafa sëy dafa am nuñ ko doon tege nuñ ko doon takke mu amoon ay wareef avant sëy bi di am lan lañ war a mën a def ñaar ñii di sëy kan ak kan la ku nekk xool ñu bari facteur yu bari ñu xool mag ñi liñ ci waroon mënoon dox ñu dox ko liñ ci waroon mën a ñaan ñu ñaan ko pour rek sëy bi mën a am dërëm ak dërëm mën a ànd mais yooyu yëpp dañ koo dindi léegi teg ko fële parce que y a une nouvelle génération boo xam ne xëy na ñoom ñi ngi gisee neneen waaw gor ñaar ñu goree buñ ma sàndi sëy coow du jóg doo leen dégg ndax ñaari gor la yoo xam ne lu mënti am ci biir sëy bi daan nañ dugg seen biir nekk toog waxtaan régler problème bi génn te kenn du xam nu mu demee ku nekk nag sutura daan nga nëbbal sa moroom loo xam ne tey bu feeñee génn ci bitti yow sa bu nekkee gàcceem tamit yow sa gàcce la waaw kon daal soxna jooja comme dañu am ay invité ci plateau bi ma bañ ci sori pour un début ma bàyyi suma naataango yi ñoom it xam naa ñu wax ci seen xalaat ba ñu ñëwaat ci kanam ñu gën a yokka ñu gën a yaatalaat waxtaan wi. jërëjëf sëñ Mamadou Ndaw macha allah kàddu yi rafet na comme ni nga ko waxee rek yaakaar naa ne sa wax ji yëpp da nga ko tënk si lislaam ak ñaari gor xanaa damay gestu sama droit rek jàkkaarloog soxna Amina soxna Amina dégg nga li nga xam ne sëñ Mamadou Ndaw wax na ko yow loolu lan moo ci sa gis-gis ci li nga xam ne taux de divorce yi bëri na ban njàngat nga ci am. salaamaaleykum joojo nuy ziyaaraat ñi ma toogal ci plateau bi soxna Maymuna soxna sëñ Mamadou Ndaw affaire bi am na solo bu baax sa contribution li nga wax léegi am na solo nga di ko yóbbu ci ngor di ko yóbbu ci diine di ko yóbbu ci mag ñu njëkk ña waaw taux de divorce nag nekk loo xamante ne lu bëri la ci àdduna bi yëpp Sénégal nag dama ragal ne fu mu toll nii moo ci raw waaw surtout ak les jeunes filles là duñu préparé wu man nee naa cause de divorce yu bari yii nga xam ne dañ lay takk même pas 1 an nga ñibbi si ab yenn saa yi ak doom yenn saa yi doo indaale sax doom kooku maa ngi koy teg ne dañu ñàkk a waajal xale bi ci néegu sëy dañ ko ñàkk a waajal dafa des waajal ba mooy nu yar ko xamal ko moom lii mu signé tey ci lan la jëm ñu waajal ko ne dafa war a xaar dafa war a déglu loolu moom moo indi tey divorce bu bari bi ak waa ji koy takk dëgg gi mu ko war a wax ni ko nii laa mel lii laa am waxu ko loolu bokk na ci li indi divorce yi bu xale ba ñëwee sa kër du fa fekk lu mu fa war a fekk jigéen ñi matériel bi dafa bari dañuy sëy rek tey foog ne war nañu am lépp or que c'est pas comme ça donc matériel bi en fait yóbbaale na leen d'une manière ou d'une autre ba nga xamante ne seen entourage yaayu ko jigéen ki la tax amoo lii la tax mayu la lii yooyu yëpp bokk na ci entourage yu xale bi bokk na ci la nga xamante ne xale bi du toog ci sëy mariage forcé bokk na ci loo xam ne tamit xale bi du toog ci sëy bi parce que dañ ko forcé buggul woon yooyu yëpp ñàkk a kaase xale bi la ci xamal ko ak waajal ko
ci li muy fekk vraiment ak tamit am kilifa ñàkk kilifa bi bëri na lool joojo bëri na trop macha allah. jërëjëf soxna Amina mais maa ngi dégg ci say biiri wax nga ne waajal est-ce que xale yi comme nii nga xam ne mag ñi noonu lañ daan waajale seen doom yi ba nga xam ne fépp fu ñu leen teg yaakaar naa ne ñu suul leen wala ñu sil seen borom kër mooy tax ñu jóge fa est-ce que léegi xale yi ñu ngi leen di waajale noonu. non joojo waajal bi dafay des muy waajur bi yar xalem moom war na xam ndagam kii pare na pour dem nekk ndagam kii pare na pour dem sëyi bañ a xool xale bi ci corpulence am ci ni yaramam mel rek des fois jëmm dana jiitu âge nga foog ne yow ko ñor nga yor fekk des na lu bare fekk comportement yi des na yar bi des na waajal bi des na gis nañ ko jekk na xale la rek mu dem sëyi fekk bopp bi dara nekku ci ay bêtises rek lay nekkee foofu ñàkk waajal bi te joojo pour waajal xale pour mu dem nekk il faut du temps il faut nit ku am xel mooy yar nit pour nit ki am xel nit ku am jot il faut xale bi ñu casé ko xamal ko digal ko jàngal ko que ne moom duggul ci loo xam ne lu tuuti la signature bu mag la que li muy fekki yombul ci ay comportement ci ay jukko yu rafet loolu mooy def mu mën fa toog bu neexee ak bu naqaree lu mu mënti gis nga jàngal ko mu xam naka lay gérer loolu mu gis loolu yëpp bokk na ci lu koy toogloo que sëy du loo xam ne da ngay mer rek jóg buub say bagage nga dem te da ngay tontoo nu mu la neexee wala ngay def lu la neex déedéet du loolu donc ñàkk waajal boobu manqué na bu wér a wér ci parents yi fu mu toll nii ci suivi xale yooyu ci lu mu mënti doon. ci lu mënti doon manqué na baax parce que peut-être ñi yar ci casé ak di waajal dañoo manqué jot waaw manque de temps boobu mi ngi ci peut-être loolu la moo tax mais taux de divorce yi fii Sénégal ci xale yi bëri na trop et c'est partout dans le monde et c'est partout taux de divorce yi nekk Arabie Saoudite booy dugg ci oto nga taal rajo bi di déglu ñoom imaam yi niñ koy waxee sa yaram dafay daw est-ce que foofu ëppul Sénégal sax taux de divorce bi mi ngi noonu. sa yaram dafay daw soxna Amina kàddu yu rafet na xanaa damay daal di jàkkaarloog rek soxna Maymuna dégg nga li nga xam ne Mamadou Ndaw wax na ko ak soxna Amina yow lan moo si sa gis-gis si nga li nga xam ne mooy taux de divorce yi nu mu bëri actuellement. ñi ngi si seen émission ëttu néegu sëy yi fii si suñu kër FM bu leen ko fàtte suñu kër FM nag mën nga ko télécharger si Play Store da ngay daal di dugg Play Store rek si sa téléphone. bu ko defee bés suñu kër FM bu ko defee lépp li nga xam ne émission buy daw la fii si Cap Sénégal naataange rek da nga koy am foofu en direct bu la foofu rëccee rek mën nga daal di dugg ci YouTube bi gis ngeen ne dugal naa ko sànq nee rek ngay daal di dugg bu ko defee émission yëpp yi nga xam ne mi ngi fii di daw si Cap Sénégal naataange rek da nga koy am foofu bu ko defee nga commenté bu leen fàtte commentaire yi aussi da ciy am solo ñi ngi fii nag si seen plateau ëttu néegu sëy yi ngeen bàyyi xel émission bi bu baax a baax. waaw soxna Jojo maa ngi am mbégte bi di jàkkaarloo waat ak yow waaw si am problème yi moom wax dëgg yàlla dañoo bàyyi yoon wi rek waaw dañoo wàcc léegi yoon wi ndax bu jëkkoon da ngay dem toog ci say waajur ñu xool ki la war a may muy sa doom bi nijaay wala sa doomi bàjjen ñu may la ko à l'âge de 15 ans wala 16 ans ñu may la ko doo wax dara. ñu ñaanal la yàlla muur la ñaanal la yàlla nga dem toog ñaan googu moo lay toog ba nga toog ci sam néeg ba tubaar fakàlla macha allah ba yàlla defal la jàmm ci sam néeg ba njaboot juddu fa ba nga mën leen a mayee ñu sëy yoon wa nga awoon nag fa nga bëgg daal di awale sa njaboot waaw di leen ci tàggat loolu moo manqué léegi danoo wàcc yoon wi jooja waaw yoon wi daan aw poussé dañ ko wàcc te xale yi léegi yi gis naa si ñoom ñàkk muñ gis naa si ñoom ñàkk sutura gis naa si ñoom ñàkk ngor gis naa si ñoom ñàkk respecté si borom kër waaw sëy oyof ñàkk oyof gis naa ko si ñoom sëy da ngay oyof yooyu yëpp xale yi dañ kaa xaw a manqué à plus de ça jooja li ci des mooy sëyi téléphone yi ak internet yi lu ci bëri moo koy indi jooja li ci bëri nag moo koy indi ñun daal boo bëggee dégg jooja dañoo wàcc yoon wi
yoon wi daal buñ ko yéegaatee rek incha allah jàmm dina amaat waaw jàmm day amaat ci ñëpp waaw bu sa doom dee sëy tamit li ma waxoon rek korok ngay toog ak sa njaboot toog ak sa doom ju jigéen di wax lii di wax laa di toog ak ni ngay comporté ak sa seen papa dina ci joué doom booy comporté ak moom papaam comportement bu rafet di ko defal li mu bëgg yëpp doom jooju da cay xool bu ëllëgee fu ma dem dina toog waajur yi ñu ngi ciy joué waajur yi am nañu solo waaw yaay yi tamit nañu tàggat doom yi doom boo ko yóbbu ci néegam sëy da nga koy yeb ba mu fees bu dee ma mën a toog waaw loolu moom da ci am solo waaye nag ñàkk a yedd njaboot gi da cee bari waaw dañuy bàyyi seeni doom rek ñu dem def lu leen neex moo tax sëy yu bari maar day taali rek fi mu ne nii daal moo yàq société bi daal fi mu ne ma daal loo métti la nag ci àddina bi fi mu ne sëy yu yàq yi li ma métti la te mënatuma ci dara wax dëgg yàlla. jërëjëf soxna Maymuna comme ni nga ko waxee rek sëyu léegi doy na waar waaye soxna Maymuna est-ce que xale yi léegi ña ngi fay xaar la fa mag ñi daan xaar bëgg naa nga duggal ma foofu léegi bu njëkk ba mag ñi lépp li nga xam ne fekk na leen ci seen biiri sëy rek nañ ko fa xaar est-ce que xale yi léegi am nañ patience boobu. waaw soxna jooju xale yi léegi loolu la ñu manqué xaaratuñu dara seen lépp dañ kaa yàkkamti ba pare nag di sëy alal ndax soxna jooja bëgg te yàlla tax boo ko defu ci sëb sëy dangay sonn rek waaw bëgg te yàlla tax boobu moo jafe waaw alal rek yorul ëpp sëy ki may sëy bu yorul damay dem sama yoon moo waral sëy yu bari tamit di yàqu rek waaw di yàqu rek wax dëgg yàlla soxna jooju daal boo bëggee daal dégg dëgg daal xale yi daal xaaratuñ ko fa daal xoolatuñu amatuñu référence ndax yaay ñooy référence bi boo xoolee ci sa yaay na mu daal sëyee di nga sëyee noonu waaye référence boobu nag moo manqué waaw xoolatuñu yaay yi loolu moo tax xale yi léegi sonn loolu nag. am na solo soxna Maymuna di sëy ndax xaalis jërëjëf kàddu yi am na solo xanaa damay jàkkaarloo waat rek suñu càmmiñ muy sëñ Mamadou Ndaw waaye nag sëñ Mamadou Ndaw dama lay laaj ci góor ñi est-ce que du ñoom ñoo waxatul jigéen ñi takk li nekk ci ñoom parce que nag gis nañ ko da ngay wax jigéen am naa lii wala dinaa la jox lii dinaa la jox laa dik ko àddina ak li ci biiram boo ko takkee ba mu ñëw sa kër la nga ko waxoon yëpp du ci gis dara foofu bëgg naa nga xuusal ma ci loolu tuuti sëñ Mamadou Ndaw. waa soxna jooja waxtaan wi neex na vraiment te sama jigéen ñi soxna Amina ak soxna Maymuna vraiment wax nañ wax yu am solo yu am valeur yu am solo yoo xam ne tey jii moo tax société bi am nu muy demee nii ñoom wax nañ ci déjà li gën a am importance wax nañ ko parfois sax jigéen ñi elles sont tellement mieux placées que góor ñi sax pour yenn détails yi donc vraiment li ñu wax lu am solo la dama ci yokk rek ne bon mag ñi actuellement boo toogee ci ëtt yëpp ñu ngi wax ne jikko yi nañ defaraat jikko yi nañ yaraat xale yi nañ defaraat jikko yi donc c'est la base bon il faut que ñu retourner waat un peu sur l'éducation base bi waaw ndax mag ñi dafa am noo xam ne noonu lañ doon yare waaw ñu nit buñ demee ba tamit am suñuy doom responsabilité boobu dañ ko war a gën a téye waaw kon donc ñun am nañ ci part de responsabilité parents yi mooy il faut ñuy teel a jël xale yi di leen teel a jàngal néegu sëy di leen teel a aussi jox responsabilité di leen wax lu baax ak lu baaxul waaw loolu tamit parents yi am nañ ci wàll maa ngi ciy sant suñu soxna yi bi ñu duggee ci sujet bi beneen bi nga ñëw léegi soxna jooja bi nga ma laaj léegi nii par rapport góor ñi bon je crois que ne buñ ne sëy dañ ne góor ak jigéen donc duñ jël lépp rek këpp ko jigéen ñi non góor ñi tamit am nañ ci part de responsabilité waaw parce que gis nañ fi ay góor ñoo xam ne tey jii comme ni nga wax dañuy gis jigéen bon mu jaral leen lu ne da leen di jaral lu ne pour mën ko am soxna mais dafa am lu ñuy bàyyi lu ñuy fàtte toujours parce que am na ñoo xam ne dañuy sol daal dañuy gis jigéen dañuy xemmeem jigéen am ñoo xam ne dañuy xemmeem jigéen mu jaral leen lu ne erreur bi nag ci loolu mooy tey est-ce que yow ba ngay dem ci kooku mbëggeel moo tax parce que mbëggeel ak di xemmeel bokkul
ndax tey boo xemmeem jigéen ba jël ko passe temps ab de benn ay moment la bu moment boobu jeexee rek mbëggeel bi fa waroon am bu amul après sëy boobu day tas parce que ku jigéen ki déjà moom deetu ji gis boppam yow deetoo ji gis sa boppam kooku am na fi am na góor yoo xam ne noonu la ñuy dundee dañ koy dundee sax bari na fi parce que il faut aussi ñuy jël di xam ne mbëggeel mooy base sëy c'est pas le matérialisme du tey ki ma war a mën a yore wala mënuma yore yooyu yëpp bu jiitoo ci sëy rek sëy boobu du dem mais bu dee ñaar ñoo xam ne dañoo dox ba gisante toog jël lépp teg ko ci ngor ak ci mbëggeel sëy boobu yàlla daf fiy def barke. mais góor ñi actuellement nii sama classe gi bon duma ci génne sama bopp ci am ñoo xam ne loolu rek loolu la ñuy dox xool jigéen xemmeem ko dem jël ko wala nga tey nga xool jigéen ne boo kii dama ko bëgg a jël damooy dem di def ay takku suuf parce que bëgguma ñeneen ñi xam ko c'est parce que dans tout ça amul logique boo xam ne c'est la vérité parce que dëgg gi rek moom mooy mujj waaw. am na soxna si sànq fi ci lu mu dugg ci loo xam ne tamit ñun góor ñi ñu ngi koy dund mooy par exemple les réseaux sociaux yi tey ji surtout WhatsApp bi sëy li muy yàq ci sëy kenn mënu laa wax nu mu toll li muy yàq ci sëy kenn mënu laa wax nu mu toll. imagineel yow tey da ngay gis yoo xam ne tey jii dafay kéemaan ci biir sëy góor ak jigéen ñu nekk seen biir nekk toog nga xam ne foofu waxtaan moo fa war a am ñu xool jàkkoontoo waxtaan xool préparer seen ñoo xam ni ñu war a mën a doxale seen guddi toog jekk mais da ngay dugg toog ba ñu commencé à reeree ba pare ku nekk yaa ngi yor sa téléphone muy ku góor ki muy ku jigéen ki ku nekk yaa ngi yor sa téléphone. noonu la ñuy toogee bu ñuy naan ataaya ba ni ñuy dem di tëddi noonu la ñuy dem dañuy dem ba tëdd ci kaw lal bi ku nekk sax yaa ngi yor sa téléphone. mais ce qui veut dire que on perd les valeurs on raisonne plus dem nañ ba sax ñun est-ce que ñu ngi raisonner parfois dañuy dem ba sëy sax da joxatuñ ko importance donc man je crois que ne il est temps dafa jot bon ñu delloosiwaat xel yi waaw ñu delloosiwaat xel yi xale yi ñun ñoo leen mën a jàppale. mooy lan mooy l'éducation de base bi nga xam ne moom la ñu war a mën a def ci kër yi parents yi nañ jëlaat responsabilité yi jël di yar xale yi jur sa doom ba pare naan mënulu ma ko dara loolu du part de responsabilité moo fi bari waaw côté boobu daal soxna jooja xam naa góor ñi aussi nañu gën a am yërmande ci jigéen ñi nañ gën a am yërmande ci jigéen ñi parce que tamit yàlla moo leen binde loonu waaw. sëñ Mamadou Ndaw bu ma déggee ci sa biiri wax ñëw nga ci xemmem bi nga xam ne góor ji ñu ngi koy xemmam soxna yi est-ce que du kon taux de divorce bi nu mu bëree ci jamono ji góor ñi am nañ ci responsabilité bu yaatu waaye sëñ Mamadou Ndaw damay taxawaat foofu rek am benn laaj bu ma la laajaat muy góor ñi nga xam ne ñi ngi xemmam soxna yi boobu góor loo koy wax. waaw soxna jooja waaw loolu moom am na ci société bi te bari na te en général boo xoolee dañuy nekk ay nit ñoo xam ne ay responsable la ñu doon ñooñu nag message bi ma leen di lancer rek mooy nit dafa am loo xam ne ku ko defoon sa famille du la neex waroo ko def ci famille yu jàmbur. wala tey jii loo xam ne yow ku ko defoon sa jarbaat wala sa doom du la neex am naa yaakaar waroo xalaat boobu mel noonu di ko def jarbaatu jàmbur wala doomu jàmbur waaw question de bon sens la que nit ñi aussi côté boobu ñu jël aussi yenn responsabilité yi waaw ndax loo bëggul daal ku la ko def moom wala ku la ko def dina la metti bul ko def jàmbur. waaw mais nag bari na ci société bi bari na ci trop ci société bi te loolu day yàq xol parce que di ngay gis nit nga am noo ñëw dugge ci moom mu jox la boppam carrément 100% jël mbëggee la sax jox la fekk yow du loolu moo nekk ci yow waaw nga ñëw jël ko am noo def
dem ba mu neex la après nga won ko ginnaaw bàyyi ko fa xam nga kooku déjà yàq nga xolu doomu jàmbur koo xam ne xëy na bëggoon na toog sax sa yel waaw kon donc ñi ngi koy ñaawlu trop ñi ngi koy ñaawlu trop parce que la majeure partie ñi koy def xëy na tamit ay kilifa wala tey ñu nekk responsable yoo xam ne xëy na am na loo xam ne ñi ngi koy daw ci seen diine waaw ñu bëgg ko jël mu boo ko te dañ koy dund ndax du benn yoon lañ koy def du ñaari yoon waaw am nañ ci ay preuve yu bari ay gis nañ ci nit ñu xam ne déjà dañ leen a dem ba sax ràññee leen ci doxin boobu muy loo xam ne tamit day yàq société waaw luy yàq société la. waaw joojo may partagé ak sëñ Mamadou Ndaw li mu wax muy lu wér da ngay gis góor Mamadou topp jigéen fekk ko kër ndayam nag mu mel ni mu war a mel lu mu sol mu jàpp ko lu mu wax mu neex nga dajale loo am wax fa loo xamul dem takk ko indi ko teg ko sa kër mu jural la benn doom ñaar nga jékki-jékki rek yow muy ko góor ke ndaye la sa bopp ci mbedd mi ci biti lu ne nga dugg ca lu ne nga génn ca indi dëngate rek teg ko mayatoo ko benn espace bu mu mën a wonee yenn saa yi du egg sax ci ñaari doom ni ngeen am benn doom wala dara yow pare nga ci muy xeemeem bi Mamadou indi nga ndayele sa bopp mbedd mi di def yu kenn xamul mu lay dégg ci lu nekk gauche droite yooyu nekk lu metti léeg-léeg xale di muñaale loolu ci këram léeg-léeg bu dawee dem ci yaayam nekk ku gore lool ne ko dellul nga toog mu koy jooy guddi di jooy bëccëg ngay gis xale bi di froisé di dépérir mën na am nu yar ko muy doomu gor du mën a wax à 100% li muy dund yëpp fekk jëkkëram ak mi ngi koy mbugal ci biir kër yi loolu am na xale boobu muñu kaayam ba fan la jëm nga yàq àddunaam indil ko doom wala dara bàyyi ko fa du la gis bu waree taaj lu rafet doo ko gis bu waree yàq añ 17h ngay ñëw ci kër gi guddi gi waxaalew ma ko loolu yëpp ça existe am na ci dëkk yi am na ci dëkk bi am na ci kër yi fees fi dell espace bu xale bi tiitaroo doog ko may du solu ba nga apprécier lu mu sol du taaj ba nga wax yooyu dafa nekk ay point négatif yoo xamante ne góor ñi ni ngi koy doxalee ak jigéen ñi mu doy waar lool kooku xale boobu buñ ko yarulee lool mu toog ko mu ñaale ko dafay doy waar nga dem jékki-jékki jongoma point 2.0 ne danga ko takkal ñaareel indil ko fekk yow gis nga ko defalal dara lu baax ca takk ba bi mu weesoo nga ko gija may lu baax bugal doomu jàmbur jongoma 2.0 yooyu ci internet bi am na jongama bien sûr xale bi day jongama 2 je suis la deuxième femme .0 mooy dara du fa nekk nag après 2 bi loolu moom la ñu xewal mu nekk phénomène bu doy waar joojo nga ñëw fii ci problème matériel bi ak jigéen ñi souligné naa ko ci kaw que entourage xale bu jigéen bi yaayam ay tantam fréquentation am ay xaritam ndax jigéen bu dugg ci sëy du xaritoog koo xam ne sëyul parce que dafa am yow lu nekk ak yow dafa am jixaat dafa am ci loo dugg dafa am ci loo sóobu pour lan séntu ci dara loolu yëpp dal la koy jàngal que ne doom ju baax du ay foo da nga dugg ci sëy signé ko donc bokkul ak koo xamante ne sëyul ko ñoom ñaar mënuñu xaritoo di fréquentante jigéen bu baax du fréquenté ko koo xamante ne amul jëkkër parce que kooku nekkul ci dara yaay yi aussi war di dimbali ci seen doom yi ci yenn wax yu sew yi nii bàyyi derrière elle ci seen nopp yi loolu nekk ak ñoom di leen ronger que bi mu la taqee ba tey amoo lal boo tëdd waaw moom de ba mu la taqee ba tey amoo frigo lu tax lii lu tax amoo télévision écran lu tax ngay am télé bu ndaw bi yooyu yëpp ñuy bàyyi ci ginnaaw xale bi sëy loolu yëpp dimbaliwu ko sëy da nga fay nekk ba matériel yi fekk la fa da koy mën a jënd moom mu jënd ko indi ko da ngay toog di xaar il faut attendre son homme voilà Jojo il faut savoir attendre son homme attente boobu boo ko defee ci la lépp di fekkee. danga ko fay xaar soxna Amina loolu am na solo waaye dañuy daal di jàkkaarloo waat rek xam naa ne maa ngi gestu sama droite soxna Maymuna mi ngi defaru waaye maa ngi ñëw ci moom léegi rek incha allah waaye soxna Amina dañuy am rek fu ñu taxaw est-ce que góoru tey am na lu leen mën a téye
parce que nag gis nañ góor yi ñu baal ma de ci biir góoram yi nga xam ne dañoo safaan est-ce que bu boobaa seeni soxna dina leen mën a téye at soxna nan la mën a téye borom këram. joojo mi ngi noonu góor kenn mënu ko téye waaye yow miy jigéen man li may bëgg mooy yow melal la ngay war a mel yow defal la ngay war a def mel la ngay war a mel rek yow miy jigéen defaral rek yow miy jigéen melal li nga war a mel ba bu dugg see ci kër gi xam ne yow nii nga mel lii mooy sa façon sangal toggal neexalal waxtaan nànk raayal defaral rek na génn ci 1 million de jigéen ñëwaat bu dellusee day xam ne kii yow kese la melal d'abord ni nga war a mel il faut pas être en retard jigéen warul nekk en retard ci lépp lu mu mënti doon ci biir këram ci sëyam muy këram muy néegam muy mbokk jëkkëram muy këram muy doomam yi muy lépp lu mu mënti doon yow boo demee boo dikkee da ngay xam ne man rek maa fi nekk loolu mooy arme bi bu demee ba yàgg dina xam ne yow rek yaa ko yor ak lu mënti xew yow li may bëgg ci jigéen mooy na nga góorgóorlu ba nu xam ne yow rek yaa ko yor jigéen war na di góorgóorlu ba borom këram di sedd ci moom sedd guy rek sedd ba nag lu nekk mi ngi foofu ci biir macha allah joojo. merci beaucoup soxna Amina xanaa damay jàkkaarloo waat rek soxna Maymuna dégg nga li nga xam ne sa naataango yi wax nañ ko muy sëñ Mamadou Ndaw ak soxna Amina waaye soxna Maymuna damay am mag yow fu ñu taxaw rek macha allah mooy sëy yi léegi yàggatul maanaam lan mooy secret bi parce que nag gis nañ suñu yaay yeeg suñu tante yi des fois nga gis ñi nga xam ne ñu ngi sëy 40 ans 50 ans ba 60 ans sax kañ am na fi ñu ngi koy gis ba tey fi ndox daan taa boo demee ba tey fekk fa tepp dañuy laaj rek ndax loolu dafa am secret soxna Maymuna. waaye jooja kooku moom moo fi laajee damay sawar a wax ko moom wax dëgg yàlla jigéen bu fekkee dafa nekk ci biirub sëyam day xam boppam day feese place am li soxna Amina wax sànq boo nekkee ak sa borom kër danga koy neexal di xool li muy bëgg di xam du xool li muy bañ bu ko defee nekk du day nekk rek nga jox ko cërit jooju bu sa borom kër nekk yow boo xamante ne ni yàlla def na yaa ngi tëdd ba sa maan set suba teel balaa sa borom kër jóg na nga jëkk a jóg jooja defaral ka ndékki préparé ko yëpp tegal ka bu yeewoo nga tegal ka taabalam defal ko yëpp mu ndékki jooja sa borom kër buy xëy nga ànd ak moom ba ca bunt ba ak ko laat ka jooja tàggoog moom ñaanal ko yàlla te na kaa demal ak jàmm ñëw ak jàmm ubbil ko bunt ba boole kaa bismillahi rahmaani rahim buy dem nga tere ko ba muy départ nga door a ñëw ko jooju benn ngoog deuxième fois bu wàccee midi fekkale ci kër ga wala moo ñëw midi naajam pare jooju nga tegul ko añam ba mu baax tegal ko añam ba mu baax bu dara manqué buy demati goon tuuti nga defati noonu jàmm day da am rek bi ci topp it muy reer njoganal bu wàccee seen kër bu ñëwee defal na woon nuyoo ak moom toppatoo ko defal bu mu baax bu sangoo nga toppatoo ko tocceem bi defar yëpp bul bañ dara defar yëpp lu mu bëgg nga defal ko ka jooju bu paree nga tegal ko njoganalam boole kaak di ko neexal téléphone yi tegal ko fële borom kër yi ñëw tegal téléphone bi fële boole kaak di ko toppatoo di ko neexal reer bu ilaa di ko noonu nga di ko toppatoo tegal ko reer defal ko lépp te toog ci wetam te di ko neexal nag te naan ko ay loof yi foo toll kooku boo koy def day jàmm rek ngay am de loolu nag xale yi dañu kaa manqué nag xale yi dañoo manqué moo ko poj gi waaw seeni yaay dañu cee nekk nag 48 ans de ménage man maa ngi ci waaye mosuma am benn problème maag sama borom kër li ma la wax rek ñaan sama waajur moo ma topp ak sama ñaari waajur ñoo ma topp waaw maa ngi sant yàlla ginnaaw yàlla gi noonu tam bi te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax jooja xale yi nag ñoom loolu la ñu manqué ndax nag foo dox daan taa boo dee fekkee fay tepp waaye ndax xale booy sëy nag ne maa ngi fas yéene am sëy ak borom kër gi may sëy ak borom kër gi yomb na waaye maa ko juru jëfe maa ngi fas yéene sëy dangay sëy rek waaye boo demee ne damay seeti seeti boobu day naqare
maa ngi fas yéene seey damay seey rek kàddu yooyu am na solo soxna Maymuna waaye est-ce que xale yi ñi ngi def loolu parce que yaakaar naa ne xale yi da ngay am benn doom rek ñaari doom daal di tayal yaakaar ne sëy day màgget waaye soxna Maymuna est-ce que sëy dina màgget kon góor ñi xoolaat leen seen bopp bu baax a baax parce que yaakaar naa ne la vie est partagée comme niñ koy waxee chaque fois xanaa damay jàkkaarloog soxna Amina rek daal di waxtaan ak moom waaye soxna Amina gis nañ matérialiste bi nga xam ne mi ngi ci jigéen ñi muy jigéen ñi léegi dañoo matérialiste parce que yaakaar naa ne sëyatuñu sax te yàlla rek a tax ñu ci bari dégg nga aussi li nga xam ne sëñ Mamadou Ndaw wax na ko muy wàllu xemmem bi foofu bëgg naa nga duggal ma fa bu leen fàtte ñu ngi fii ci seen rajo suñu kër FM mën nga koo am ci Play Store danga koy daal di télécharger rek dugg Play Store bënd suñu kër FM bu ko defee nga daal di télécharger rajo bi bépp émission bi nga xam ne mi ngi daw rek ci biir panelu Cap Sénégal naataange danga koy am foofu kon bu leen ko fàtte ne ko ñëpp télécharger. waaw ma ne soxna jooju Seydou Maguette ba ko ngay sàngoo suuf man maa ngi sama borom ko tey la gën a bëgg maa ngi léegi ma am 60 ans damay togg di yàq bëgguma kenn ku ma joxul sama borom kër am naa goro dama kaa noppal ci mu toggal ma dama kaa noppal ci mu yàqal ma dina may yàqal nag waaye sama borom kër ma tegal ka man la ma toggal ka man la digg yàlla sama doom a ngi fi dinay togg waaye sama borom kër may togg may defar ba mu baax tegal ka Seydou Maguette sama benn mag daf may faral di wax ne ma macha allah sa borom kër ngi lay gërëm toujours waaye tegin wa na rafet ma ne ko waa tegin wa rafet mooy lan mu ne ma Seydou Maguette am na ñoo xam ne dañuy dem ba ca feeba ne yàlla seen borom kër ne Maguette nañu déedéet Seydou Maguette sëy da ngay toppatoo sa borom kër nu nga ko war a toppatoo fu mu toll Seydou Maguette mbëgg du Maguette jooju mbëgg du Maguette moom man sama sanga bi dama kaa toppatoo ba ku ko gis xam ne dama kaa toppatoo te lii laa gën a mën a toppatoo macha allah yàlla jàpp lafal cat ak jooju kontaan naa rek macha allah. macha allah loolu am na solo soxna Maymuna xanaa damay ñaan rek yàlla bàyyi la ak sa borom kër may leen gudd fan ak wér njaboot gi gën a barkeel macha allah kàddu yi am na solo xanaa damay daal di jàkkaarloo waat rek ak suñu góor sëñ Mamadou Ndaw maa ngi jàkkaarloog moom it muy daal di defaraat mbaxane bi macha allah xanaa damay dugg ak moom rek ci takku suuf yi sëñ Mamadou Ndaw est-ce que du takku suuf yi moo waral taux de divorce yu bëri aussi. waaw soxna jooja yaa ngi tooñ rek waaw mais takku suuf bi am na ci wàll nag am na ci wàll ci divorce yu bari yi mais tamit am na yeneen cause yoo xam ne tamit am nañ ci wàll lu bare mais takku suuf bi daal xam naa moom mi ngi lëmbe dëkk bi bon parfois nag ñi koy def dañuy am ay raison yoo xam ne moom la ñuy indi teg bon te loolu dama am yaakaar ne du sutura parfois sax bon du sutura daal xaw ma fu ko nit ñi bëgg a yóbbu mais du sutura parce que bu dee yàlla daf la booleeg sa nawle pendant des années ngeen di sëy wala mu boole la ak ay soxna mën nañ nekk benn ñaar ba ñett yaa ngi may dégg yàlla def ngeen am ay njaboot bon ngeen am fu ngeen jaar muy métti ñoom ñuy muñ xam nga muy neex ñu toog muy naqari ñu toog ba yàlla def yow góor nga tey yàlla suñ may la nga war a mën a jël ba ñeent bon xawma lu ko fi jar nag ba tey nga dem ne da ngay jël dem di def takku suuf boo xam ne tey yow heure bu ko sa waa kër yégee wala sa soxna yëg ko mën na la indil ay problème parce que loolu ñàkk respect sax jox respect ki nga nekkal la waaw parce que yow góor nga dem nga ba ne da ngay takk soxna am nga droit takk soxna demal nga taxaw ñi nga war a waxal nga wax ak ñoom mais dem di jël ay takk suuf yoo xam ne dañuy dem ba tey ñooñu duñ ko yëg wala da nga defee ne duñ ko yëg ñu dem ba ci suuf ñu yëg ko am na nag jigéen ñoo xam ne tey tamit dañ ciy gis seen bopp mooy indi ay divorce yu bari da indi nay divorce yu bari kon donc am naa yaakaar ne góor bu demee ba tey ji am par exemple am l'islam diine may ko moom mu war a mën a dem jël ba ñeent je crois que ak lan nga war a mën a nëbb loo xam ne tey jii nii da ngay dem di def ay takku suuf
kon bu dee yow li nga bëgg a def munoo mataloo ko kon jarul nga di ci dugg waaw kon kooku nekk na benn impact boo xam ne mi ngi ci biir société bi waaw di remercier aussi di suñu soxna yi soxna Maymuna ak soxna Amina dañoo dugg ci waxtaan wu am solo bay joxe ñoom des expériences de vie bi ñuy dund ci ñoom alors mais boo xoolee loolu lépp ñoom boo leen dégloo ñuy wax nii rek ñoom boo leen dégloo tey ni ñuy waxee da lay wóor ni ñii dañoo am lu ñu def ci ñoom muy lan muy yar ak diine ji ak éducation bi nga xam ne seeni waajur def nañ ko fa ñu toog fa ñu war a toog ba war a mën a am li ñu loolu nag moo tax ñun parents yi ñu war a aussi jëlaat responsabilité bi parce que damay ñëwaat ci côté boobu toujours mooy dañu bàyyi ñun parents yi dañu bàyyeeku bëggatuñu lu metti suñuy doom wala loo xam ne tey lu leen neexul loolu dafay indi bu demee ba bu màggee ci yenn conditions yi après dana la mere sax yow parce que danaan la nga yow mi waajuram la nga waroon def ci moom ba mu ca tollee defoo ko ci moom tey boo déggee ñaari soxna yi ni ñuy waxee rek nga xam ni ñii tey boo demee fa ñuy sëyee toog nañ fa muñ nañ fa te ña nga fa toog di muñ ba léegi lan moo leen ko may parce que dañ leen cee yar dañ leen cee tàggat kon nañu delluwaat cosaan nañu delluwaat ginnaaw lii ñu bëgg a jiital teg suñu kanam muy la technologie les xam nga yu kenn xamul yooyu affaire u àdduna la dafa am loo xam ne waruñu raw muy nañu yar xale yi nañ tàggat xale yi muy ku góor ki ak ku jigéen ki suñ leen ci tegee rek ménage yi sëy yi divorce yu bari yu fragile yu bari yi nii am ni yàlla mën nañu ci musal. merci beaucoup sëñ Mamadou Ndaw macha allah kàddu yu rafet na noo tooñu ma xam naa ne mbaxane bi daal danga ko fay daal di bàyyi rek ma daal di koy jox sëriñ bi parce que macha allah mbaxane bi nice na xanaa damay gestuwaat rek si soxna Amina Diouf soxna Amina dégg nga li nga xam ne sëñ Mamadou Ndaw wax na ko dégg nga li nga xam ne takku suuf aussi mi ngi ravagé si taux divorce yi bu baax a baax soxna Amina est-ce que jigéen war na nangu ñu koy def takku suuf ba muy accepter loolu est-ce que jigéen war na accepter loolu ñu def ko takku suuf parce que ëllëg aussi njaboot gi yaakaar naa ne lu doy waar la soxna Amina maa ngi lay déglu ci question bi. lu doy waar la joojo may ziaraat bu baax sëñ Mamadou Ndaw di ziaraat soxna Maymuna soxna Maymuna di ñëw fu fort fu am importance ci nekk ñu jigéen ak borom këram. waaw man may signé ca njogonal ya ak di ko gunge di ko sottil ndox ya yooya taa Maymuna joojo waaw takku suuf nekk benn phénomène bu graaw bu doy waar te am may wax ne góor moom bis bu bàyyee li ko yàlla may jox ko daganal ko muy borom mu bàyyi ko fa defi leneen rek c'est parce que jàngul xamul boppam wala kenn xamal ko wala il a été mal éduqué yàlla lu mu seet ba ne la jëlal rek loolooy ngëneel ci yow loolu mooy ngëneel ci yow mii ku góor kooku bu jógee ne day dem defi loola bëgg la takk yow mii jigéen takku suuf ana sa mat yow mii jigéen ana sa yar ana sa teggin ana sa ngor ana sa diine ana sa waajur yi def ci yow indi la ci àdduna ana ñooñu ñëpp ba ngay mën a accepter nit mu bañ laa takk ci lu leer nañ devant tout le monde te mu am ci droit ba ñeenti jabar ak genn wàll pourquoi loolu kon loolu bu ko jigéen accepter rek jigéen moo njëkk a yàq bu ko jigéen bañoon du bir du bari te du sakkan waaye jigéen bu ñàkk kilifa ànd ak góor gu jëlul li ko yàlla jox lu dul di nëbbatu kooku ñaar bu nu daje lu nu def rek ñoom ñaar la muy nekk lu doy waar lu ñàkk wóor ci société bi ndax ëllëg lu nekk mën nay ñëw lu nekk waaw nit ku ñëw taxaw ne soxnaam laa woon am naa ak moom doom ci ay takk suuf yoo xamante ne yooyu façon wu ñàkk classe la ñàkk xam sa diine la yàpp yàlla la loolu topp sa bakkan la takk suuf yooyu bu ko defee sa soxna bu ko yëgee du mën a supporter loolu ñaan baat dem te doo fa dem heure normal bu ayee ji jotee heure normal ay dama dem mission ngay tàggoog damay yi rek loolu lan moo ko fi jar ndaw soosu warta accepter loolu
jigéen na ànd ak dignitéem ak personnalitéem ak yaram ak ngoram ak deretam tey xool ci ay waajuram yi ko indi ci àdduna c'est très important Jojo. merci beaucoup soxna Amina kàddu yi am na solo ku wàcc ci sa ànd rek ànd boo dem fekk fa boromam ndax yaakaar naa ne suñu borom muy alxuraan daf ñu daal di daganal ñeent daal di daganal suñu borom kër yi ñeent kon nag yaakaar naa ne boo daal di signé benn jabar rek conséquence bu ci am rek bu ko defee na nga jël ses responsabilités xanaa damay daal di gestuwaat rek si soxna Maymuna soxna Maymuna dégg nga li nga xam ne sa naataango yi aussi wax nañ ko ci ñi nga xam ne mooy takku suuf est-ce que jigéen muy aawo boo feesee sa place dell war nga bàyyi sa borom kër di signé benn jabar dëgg la nag lu bees neex ba mu des dee waaye est-ce que soxna si nga xam ne fees na place am soxna bi nga xam ne neppan na soxna dëgg-dëgg est-ce que war na bàyyi borom këram di signé benn jabar. soxna jooju waaw maa ngi ñëw foofu man sama borom kër ñeent la signé waaw ñeenti jabar la signé wax dëgg yàlla waaye nag li ma la wax rek boo feesee sa place xam ni ngay doxee sa borom kër ñëw pour jébbalu pour sàkku barke pour bay waar wi xam fi kay jaar fépp moo waral nag dul ñaareel waaw moo waral bëggul ñaareel ndax moom nee ne soxnaam mat na ñeenti place soxna waaw loolu nag góor gu la ko wax dangay daw rek doo toog de dangay daw rek gën a takku rek waaw ndax maa ngi sëy ak borom kër gu yomb na maa ko jure jafe di ñaan yàlla rek yàlla may la nga am borom kër gi waaw ndax nag soxna jooje ku yàgg ci teen baak fekkale fa waaw ku yàgg ci teen baak fekkale fa waaw bu yàgg ci teen baak fekkale fa ndax jigéen nag dafay góorgóorlu nag jigéen day fay sa palaasam jigéen day xam boppam jigéen daal bu xamee boppam rek borom këram daal tëj bunte yëpp nag bunte yi bu ngelaw dugg soxna jooje bu ngelaw dugg waaw ndax ba sa borom kër daal soo ko nangulee léppam yow léppam yàq moom léppam yàq moom jooja dem na ba man damay wax ndax damay wax bu këram maa ko jënd kër tabaxal ko amaa may ñëw fii soxna jooju daal jigéen daal day feese palaasam tey xool waajuram waaw waajuram bu jigéen da mu daan séyee da koy xool waaw bu ko defee day daal di neex ba neex xeexi de. soxna Maymuna kàddu yi am na solo waaye ci sa biir waxtaan damay déglu nga ne macha allah yaag sa borom kër yàgg ngeen may laaj rek ndax dafa am secret bu nekk ci biir wala comme ni ko xale yi di waxee comme léegi xale yi ñooy génn bëggante daal di ànd ñoom ñaar say daal di dox seen diggante ba taux de divorce yi daal di bëri est-ce que yaag sa borom kër jaar ngeen foofu wala dañ ñëw rek na la may nañ la borom kër comme ni ko maam yi daan defee. waaw soxna jooja waaw xam nga man buñ may borom kër bu ba ndaw laa waaye samay waajur jigéen moo ko doxoon waaw moo ko doxoon may ma sama doom mi di jaay waaw moom sama waajur bu góor réccu ma ci dara it secret bi nag saabu du fóot boppam dama di jigéen joo xamante ne ni benn côté ñëpp a ngi wax sama mbaax surtout moom bi boole ko ak muñ ak dal bëgg nag te yàlla tax gàttab tànk dem ma fenn lépp maa koy daw bu weer deewee yaay retiré salaire am ma def secrétaire am nag te lépp sama liggéey la nag ma sant ko suñu borom sama ñaari waajur sama papa Sidi Mouhamadou Mansour borom daal gi sama baay ba sama xarit waaw secret yooyu nag ne xalaat bi tamit ci la bokk ak oyof waaw damaa oyof ci sama borom kër man waaw damaa oyof sama borom kër bu bëgg dama koy defal ba jékki-jékki rek mu neexal ma moom tamit sëy nag neexalante la
waaw ku nekk nag daa am fooy fële moom fi dafa moo ko poñ mu jékki-jékki rek 2018 mu jékki-jékki rek na ma ba jàmbu oto macha allah oto boo xamante ne tubaab sama xaalis yi na waaw jigéen day neexal borom këram waaye borom kër day neexal soxna ndax say ñaar ka yor waaye nag muy góor gu moo ko poñ maa li Fatim Joon Njaay borom sëg jigéen bu gisee borom këram di ko neexal rek lu mu mën rek day lu mu daw rek day yokk waaw lu mu daw rek day xeeb man loolu ma des sama diggante sama sang bi mu bëgg ma loolu ma bëgg ko loolu nag yow déggoo rajo sociaux yëpp ay love yu Pape Habib xanaa dégguloo ko joojo Pape Habib mooy ay love yu waaw moom lay wax toujours sama borom kër gi dama koy neexal ndax ngorom mag yaram ak tegginam joojo sama borom kër mandu na ba yoru téléphone bu mën a yor ak téléphone bu classe bu mu mën a yor sama téléphone bi lay waxe jooja lépp ak mandu ak mbàqam jooja xale yi nañuy xoolaat nekk di xool ni ñuy toggi tey neexalaate nag tey neexalaate tey moytu téléphone yi jooju boo bëggee digg du téléphone yi tamit mu ngi yàq ci sëy yu lu bare. merci beaucoup soxna Maymuna kàddu yi rafet na xanaa di la ñaanal rek yàlla bàyyi la ak sa borom kër ne asamaan ak suuf te ñuy jël nag exemple ci yow soxna yëpp nañ jël exemple ci yow yaakaar naa ne buñ ko jëlee ci yow rek taux de divorce yi dina wàññeeku bu baax a baax xanaa damay jàkkaarloo waat rek sëñ Mamadou Ndaw suñu góor comme temps bi daf ñu xaw a xoj tuuti mu daal di wax ñu rek dernier mot bu ko defee ñu daal di tàggoo comme technicien yi ñu ngi ñuy wax ne heure bi mat na macha allah dañuy daal di tàggoo rek fii si suñu kër FM feggu seeg Cap Sénégal naataange xanaa dañuy bàyyi suñu góor rek daal di tàggoo wax ñu dernier mot. waa soxna jooja waaw di am mbégte rek di am mbégte aussi toujours rek di bokk ci plateau bi di bokk ci waxtaan wi di remercier aussi rek suñu sama jigéen ñi ma bokkal plateau bi soxna Maymuna ak soxna Amina vraiment ñoo wax ci yu rafet lu ñuy rafetlu bu baax a baax xale yi war ci mën a gën a jàng mais amul problème booy dem mbaxana bi dinaa la ko jox nga yóbbaaleel ko sëñ bi incha allah ñoo far bon li ma ci yokk tuuti rek bàyyi tuuti rek mooy avant ñuy tàggatoo mooy dama yaakaar ne dañuy dund ci benn société boo xam ne dafa xaw a feebar. waaw société bi dafa xaw a feebar ci fànn yu bari nag du ci question sëy yi nii rek mais ci fànn yu bari lépp nag mooy delluwaat ginnaaw rek waaw ndax fii ñu teg suñu tànk nii ak yii ñu jëmal suñu kanam nii da di yoo xam ne daf ñuy sànk rek waaw sëy yi moom il faut ñu xoolaat ko bu baax di bañ a di sëy par intérêt wala di sëy parce que da ngay xemmee nit di sëy ak moom wala tey da ngay sëy ak nit parce que am na loo ci bëgg bon yu bëri yoo xam ne boo ko ci lalee rek bu yàggee lu dul dëgg du yàgg nañuy sëy ngir ngor nañuy sëy ngir mbëggeel nañuy sëy ngir sutura waaw suñu waajur yi dañ gis nañ ay 40 ans 50 ans de mariage kenn mësu leen a dégg kon ñooñu bu ñu royul ci ñoom mënuñu roy ci ñeneen waaw di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di am kontaante toujours rek di bokk ci plateau bi di nuyu waa sunu kër FM di nuyu suñu Cap Sénégal naataange di nuyu aussi suñu président Ablaye Wade mi ñëw Abdoulaye Fall bi ñu may opportunité bi nga xam ne tey jii mën nañ toog fii di weccanteeg nit ñi ay xalaat di remercier aussi suñu auditeurs yi ak suñu auditrices yi di leen ñaanal jàmm di ñaan aussi suñu réew mi yàlla def fi jàmm waaw Covid 19 bi nga xam ne nag tey jii feebar bi moo umpee réew mi yàlla ko suñu borom teggi nu mu gën a gaawee ci barke Seydina Mohamed di nuyu ñëpp di ziare ñëpp salaamaaleykum. amin yaa rabbi sëñ Mamadou Ndaw amoon kontaante trop dalal la fii si plateau suñu kër FM feggu seeg ak Cap Sénégal naataange xanaa damay gëstuwaat rek soxna Amina mi ngi defar musóor bi mu daal di wax dernier mot daal di tàggoo. jërëjëf Jojo ñi ziar ñi ne toogal ci plateau bi di la ziar bu wér ci émission bu am solo bi di ziar soxna Maymuna bu wér di ziar sëñ Ndaw bu wér macha allah xanaa di wax gaay yi rek na leen sëy du lu yomb jaamu yàlla la nañ ci préparé xale yi bu wér te waxtaan ak ñoom te di leen gunge te di leen digal lu baax ndax sëy jaamu yàlla la comme ñi ñuy jaamoo yàlla di julleeg di woor que du lu ndaw que du plaisir kese mais dem la pour jihaad yi pour am fa dara boobu
macha allah doom yi nii am mu war a nekk doomi barkeel quelqu'un boo xam ne bu waxee ñu déglu ko loolu liggéey bu mag a mag a mag la n'importe quoi du ko joxe ñu delluwaat ci valeur yaay ya ci sunuy maam ya di copier tey toppandoo di ànd ak ñu baax tey déglu lu baax te di ko jëfe tey xam ne jëkkër du morom sang la te góor yi di yërëm jigéen ñi bu wér ndax yaay ndax sœur macha allah yal na yàlla def jàmm jooju nu koy teewewaat yoon yu bare bari macha allah maa ngi ziyaaraat ñëpp. jëkkër sang la ñu ngi lay remercier bu baax soxna Amina Diouf ci dalal biñ la dalaloon fii suñu kër FM daal di ci feggoo Cap Sénégal naataange kàddu yi rafet na xanaa damay daal di jàkkaarloog rek soxna Maymuna bu ko defee mu daal di tàggoo. soxna jooje ñu ngi lay jaajëfal lu bari ci tey ji dalal gi ñu dalal tey ji sa émission bi tubaar fa kàlla tey def ala doome macha allah di nuyu soxna Amina nuyu soxna moom Serigne Mamadou waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di leen siyaare yéen ñëpp am mbégte mu rëy waaw di wax jigéen ñi rek ñu góorgóorlu waaw ñu góorgóorlu bu baax rek te am référence rek waaw bu ñu góorgóorloo rek incha allah société bi lu bari dina wàññi ko ci wàllu sëy yi tas yi waaw dañu góorgóorlu tey mu ngi rek moo ko yor waaw mu ak jaamu yàlla rek jërëjëf soxna jooja macha allah macha allah. nañ góorgóorlu tey muñ buñ ko defee rek taux de divorce bi dina wàññeeku bu baax a baax soxna Maymuna kàddu yi am na solo xanaa damay nuyuwaat ñëpp di remercier ñëpp di remercier sama invité yi bu baax a baax kàddu yi fii jub yëpp am solo muy sëñ Mamadou Ndaw soxna Amina Diouf soxna Maymuna macha allah kàddu yi am na solo maa ngi leen di remercier bu baax a baax. seen émission ëttu néegu sëy yi mi ngi nii di xewee fii si suñu kër FM ñu ngi leen di remercier bu baax. di remercier sama invité yi nga xam ne ñoom laa dalaloon fii ci plateau bi muy soxna Amina Diouf soxna Maymuna ak sëñ Mamadou Ndaw maa ngi am kontaan trop ci dalal bi ma leen dalaloon fii ci plateau suñu kër FM ànd seeg ci Cap Sénégal naataange maa ngi leen baalu àq di leen baal àq bu baax di wax ne lu fi baax rek ñu xam ne ndimbalu suñu borom la lu fi safaan rek macha allah ñu xam ne doomu aadama moo matul seen émission ngi noonu tey nag seen émission day am suivi xam naa dimanche bi di ñëw rek day am suivi parce que buñ nee divorce dinañ wax après divorce at suñu doom yi nga xam ne ni lu metti la ñuy dund ci loolu nan lañ koy jëlee nan lañ koy jàppee kon nag émission bi day am suivi dimanche bi di ñëw maa ngi gërëm aussi sama technicien yi nga xam ne ñoom laa àndaloon tey ci émission bi ba ngeen mën a déglu voix yi bu baax a baax kon nag maa ngi leen di remercier bu baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp kon ba dimanche prochain incha allah.